man ni ma gisee réchauffement climatique bi dafa nekk benn enjeu boo xamante ne enjeu mondial la boo xamante ni les grandes puissances ñu ngi am ay entreprises yoo xamante ni ñu ngi polluer nature bi pollution boobu dafay am répercussion ci globe bi yëpp tu vois un tout petit peu loolu benn facteur la am na yeneen facteur aussi yoo xamante ni c'est des facteurs très dangereux tu vois un tout petit peu dans la biodiversité et la nature tu comprends comme par exemple le fait le nucléaire tu vois c'est des choses yu nga xamante ni c'est dangereux pour la nature te loolu noonu moom moo war a réchauffement climatique bi quoi qu'on puisse le dire tu vois il y a des sommets qui s'organisent un peu partout dans le monde qui parlent de plein de choses alors que il y a des choses qui sont là qui continuent à être là les grandes entreprises ceux qui travaillent dans le nucléaire et tout ça contribue franchement au réchauffement climatique te loolu man gis naa ni que jamono ji ñu nekk nii loolu mi ngi yàq àdduna bi tu vois mi ngi yàq jaww ji mi ngi yàq yu bare donc pollution bi war nañ ko wàññi encore nit ñi xoolaat seen dëkkuwaay par rapport ak nature bi nan la ñuy ànd ak nature bi parce que nature bi tu peux pas l'agresser mënoo jël ay plastique ay mbuus ay mbalit nga sànni ko ci géej gi ba pare bëgg géej gi jox la ay jën ça c'est impossible tu vois donc man réchauffement climatique bi dafa am ay facteurs yu bëri yoo xamante ni franchement mu ngi koy laal boo demee ci yenn zone nord du Sénégal da ngay gis ne que désert bi mi ngi gën a avancé donc loolu noonu am na impact bu bëri bu muy def ci zone yooyu noonu donc dañu war a reboiser dëkk bi saxal fu nekk ay garab you know quartier yi buntu kër yu nekk dafa war a am ay garab mais aujourd'hui tu te déplaces dans certains coins de Dakar tu vois une longueur de 500 mètres boo xamante ni doo gis benn garab doo dégg benn picc bu sap donc ça veut dire que rareté boobu noonu muy créer ci nature bi loolu noonu dafay affecter nature bi bu baax a baax ba tere ko évoluer ni mu war a évoluer donc ñun ñoo ngi ñaan doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi dund ci àdduna bi ak fépp foo munti nekk ci àdduna bi nature bi nga respecté ko jox ko li mu moom mu delloo la li mu moom parce que ñun nature moo ñuy dundal instant bi oxygène bu amatul woon mais kenn dootul dund donc garab am na njëriñ ndox am na njëriñ environnement am na njëriñ Dakar nu mu bindoo dañ ko war a restructurer tu vois ñu bàyyi ay poches yoo xamante ni dafay nekk ay espace vert yoo xamante dëkk bi dina mën a nooyee foofu noonu mais bu ñu jëlee dëkk bi yëpp ñu tabax ko ay tali tabax ko ay kër ça va pas c'est même pas joli tu comprends donc ñun dañuy ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore wàllum environnement bi waa ñu créer benn dialogue boo xamante ni dinañ xool nan la ñuy suqalee Sénégal pour que Sénégal nekk un pays vert tu comprends waaw man daal loolu daal laa amoon message boo xamante ni lancé naa leen ko tu vois ñu xeex ba nga xamante ni waxtaan ak société bi xamal leen garab yan njëriñ la am ndax garab moom mooy faj doomu aadama bu feebaree garab daf lay jox keer garab da lay dundal donc c'est très important. réchauffement climatique bi lu ko waral ak lu muy jur dafa bëri maanaam gis nañu industrie yi li muy def xam nga et puis ak garab yi ñuy dagg ak yooyu donc man li mu ci bëggoon yokk rek benn lu ma jot a seetaan ci chaîne Eshua TV buy wax souvent ci affaire écologie bi. maanaam benn phrase laa si jàppoon mooy maanaam tubaab bi koy tàmm di def dafa wax benn wax boo xam ne daf ma yéem bu ma marqué la maanaam mu ne si l'Afrique se réchauffe c'est tout le monde c'est le monde entier qui transpire donc et puis ñoom ils sont en avance de cela moo tax ñuy def ay yenn financement yi par rapport ak yenn dëkk yi pour ñu mën a financer leen afin de réduire ce réchauffement climatique mooy garab yeeg tool yeeg xam nga yenn kii industrie yi ñu wàññi leen affaire yooyu donc loolu moo doon sama gis-gis moo doon sama apport ci lu gàtt ci lu mu mënoon wax. effectivement xam nga garab bi li nga xam ne yàlla moo ko fi def loolu bu nu mu doon bëree da doon xëcc taw bi bu gaaw yaa ngi dégg te encore non seulement loolu mais lii ville bi di dégager. comme ci li nga xamante ne mooy pollution beeg affaire yooyu mais kii bi dafay ñëw compenser ko liy jóge fii ci ngelaw yow mii gis nga yow air bi nekk fii par rapport ak li ngay nooyee ci biir dëkk bi bokkul donc ngelaw bii di jóge fii di dem ci biir dëkk bi ñun peut-être duñ ko gis nii si suñuy bët mais c'est une importance capitale ba tax képp ki nga xam ne mooy doomu réew mi képp ku mu munti doon mu nekk ci gouvernement bañ a nekk ci gouvernement bi warul yàq li nga xamante ne mooy comme on l'a dit poumon vert bi des mooy les Niayes de la Padoue waaw
sunu taxawaay bi yëpp mooy ñoom sabablu ñoom ñu gis réalité ak danger bi nekk fii ci réew mi réchauffement climatique xoolal ba waxtu bi taw waddu dara wàccagul te daan na taw bu yàgg mi ngi doon am ay inondation yooyu mais yooyu yëpp amatul donc lu ñuy ñaan gouvernement bi bàyyi ci xel te déjà moom commencé na ko di ci wax boo xoolee zone bi avant président bi beneen président yi fi ñëwoon ñoom ñëpp daan nañ ko aar am na benn livre bu ñu defoon ak décret passe d'une beeg yooyu yëpp dañ ko def pour mun a sauvegarder site bi. waaw façon nit bu nekk ngay am léegi si dëkk bi dañuy dugg fu ñu gis garab dañ koy ñëw di dagg naan la day faj lii ak sans permission beneen bi mooy boo xoolee ba ci biir Sénégal garab day joxe oxygène ba fa baax si dund day yokk santé nit kër gu mu am rek da ngay gis dañuy am maanaam beneen brise lay indi si kër gi day oo sax taw bi ngay gis ni garab moo tax muy am gars yi nag xamatuñ loolu yaa gis koo xam ne day dagg garab pour ay dibi je ne sais pas jaay ko dibi dagg ay garab du yoon Sénégal mënatul féex lu ñuy gën a jooy mooy tàng li tax ñuy gën a jooy tàng mooy garab amatu fii garab amatul Sénégal franchement waaw yu mel nii dañ ko daf fi war a bëri c'est le poumon de Dakar d'accord mais war na mën a bëri si gox bu nekk parce que garab moom amatul ndax surtout maa kër ay terrain ñooy tax garab amatul ay terrain fu ne la ñuy xàll ay terrain pour jënd pour egg voilà quoi doo comprendre waaw lu mel nii dafa war a gën a yaatu manqué na fi trop franchement daf fi manqué Sénégal boo xoolee touristes yi sax ñëwatuñ biir Dakar dañuy génn Dakar bi parce que Dakar benn côté aussi d'une part su ma ko tënkee si Dakar war na mën a dafa lii daal dafa xat na daal xat laa bëgg a wax voilà dafa xat trop amuñu ay centre de loisir bëriwu fi fu xale yi mën di foowee xale yi di mën di nekk parce que ay garab la amu fi war nañ mën a créer nag lu mel ni lu bëri loo xamante ne xale yi dañ fay dugg foo xel bu daal féex li maam naan penc mi amatu fi gars amatuñ fu ñuy regroupé wu pour waxtaan te lépp lii la woon si garab la daal. fii ñun ñu ngi ci biir ci benn espace boo xamante ni mi ngi tudd les nuages perdent leur plume ba pare am na bois sacré ci biir bois sacré moom ci kaw bois sacré mooy lañ farankulaay quoi mais boo xoolee ñun ak moom ñoo bokk même espace léegi parc géologique bi léegi am na yeneen espace privé yoo xamante ni ça fonctionne comme par exemple boo demee ci côté lac bi am na ay restaurant foofu ci côté zoo bi am na parc de Hann bi tamit fi animaux yi nekk et tout cela te am na yeneen structure yu nekk ci biir yoo xamante ni nit ñëpp mën nañ fi ñëw visiter te boo xoolee Dakar mooy benn espace vert boo xamante ni fi la nit ñi boo xoolee fi may poumon Dakar quoi te boo xoolee la plupart nañ fi gis ay étrangers dañ fiy ñëw de temps en temps ak sous raison bi des fois bu ñu ñëwee fi la ñuy ñëw pour féexlu et tout cela. si non loolu moom c'est pas du tout normal boo xoolee environnement moom dafa bokk ci dëkk boo xoolee tey fii nii parc Hann lañ fi dese ak côté Mbao bi je crois ak Padois te Padois gis nga mi commencé gars yi ñu ngi dagg gars yi ngi tabax boo xoolee daal parc Hann mooy benn zone boo xamante ni nit mën na fi ñëw yendu toute une journée toog fi doo yëg tàngaay boo xoolee fii boo toogee fii air bi ngay am fi boo génnee si biir da ngay saxaar mooy loolu moo tax gars yëpp boo xoolee ay vers 16h gars dañuy daw dugg si ñii dem dañuy visiter fële ñii ñëw jouer si fii ñii ñëw pour doxantu après bu naaj bi seddee ñoom ñu ñibbiwaat. waaw fii dañ ko war a conserver bu baax toppatoo environnement bi boo xoolee fii ñun ñu ngi si biir environnement fii nii tey kon waruñu xaar ñenn di ñëw wala ngay gis kenn di dagg garab nga naan non problème am la fii environnement la parce que bu daggee garab yàqal na sa bopp tamit kon environnement bi dañ ko war a protéger de telle sorte que ñun même bu ñu demee ba jóge fi suñu doom yaa ngi ñëw ñu mën a protéger waat nature bi pour mu mën a jëm kanam ndax ñëpp bénéficier aussi. waaw même pas ay parc sax mooy type yi boo xoolee cité da ngay dugg ba ay cité Dakar fii yu bëri boo demee ay poto lampe nga may fekk te Dakar fii tey am na benn garab boo xam ne mi ngi commencé raar
garabu niim je crois mun nga dox fii nii mun nga débarquer fii Maristes ba dugg Patte d'Oie doo ko gis xam nga garab yooyu noonu da doon baax ci buntu kër wala benn 100 mètres bu ne nga semé fa benn plante par exemple benn plante boo xamante ni dina la andil ker mais tey da ngay dox Dakar boo gisee garab yu bëri parkaan nga dugg wala nga dugg ci biir àllu Patte d'Oie bi nga gis fa garab te foofu amul espace boo xamante ne mun nga fa toog à l'aise parkaan fi ma tuddee poumon de Dakar fii rek nga mën a ñëw am fi espace yi ni toog féexlu ngoon moo tax ma ne la loolu kii bu baax la benn idée bu baax la cité bu ne war nañ fa mën a saxal ay garab yu bëri nga xamante ni garab bu la sutee rek dalay may kër. insalubrité dafay jouer lu bëri amoon naa sama benn xarit artiste sax boo xamante ne mi ngi doon wax naan mbalit mi ngay këpp sa kër nga doon fomp loolu lekk foog nga dajji sànni paquet mbuus bi don set rek si sa bopp mbedd mi nga topp li la wër doo ko fonk te suuf loo ko jox mu tontu tu comprends ça c'est important donc entreprise yi ñoom dañ ci am wàll bu bëree bëri doomu aadama yi am ci wàll bu bëri parce que emballage yi aujourd'hui ni ñu koy defaree war nañ ko xoolaat parce que tamit da ngay jaay ay mbuusu ndox kii naan mbuusu ndoxam sànni ko si mbedd bi kii jënd paquet de chips sànni ko si mbedd bi te loolu noonu ça participe à la pollution tu vois donc li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo dañ ko war a xoolaat on doit être encore plus proche de la nature